asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. asalaamualeykum waa Parme ak province. asalaamualeykum askan wi. man la Ibrahima Diop di njiital CCPP mooy la Comunità Sénégalaise di Parme et Provincia. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant, di leen baalu àq te di leen baalu àq, di leen it ziyaara ci activité wala feet yi nga xam ni jàll na fi, lu mel ni màggal teg ci gàmmu. di leen masawu it ci ndog yi nga xam ni am nañ ko ci été bi, particulièrement mu di ñoo xam ni nekkoon nañu ñun te yàlla dogal ñu jóge fi. donc maa ngi leen koy masawu coono, di leen ko jàll. gaa xam naa ni lu mel ni vidéo ci yi may def gëj nañ koo gis, gëj nañ koo dégg, waaye dara waralu ko lu dul xat-xatu jamono ak Covid bi, ak aussi difficulté organiser loo xam ni nit ñi dañuy tase. waaw, ci li may tàmbalee rek mooy li nga xam ni moo jëm ci mbas mi nga xam ni ñu ngi koy dund. du ma ni nag ñu ngi ko doon dund parce que ñu ngi koy dund ba léegi. am na ay cas yu bees, affaire bi soppeeku na, jël am melo bu bees, mais nag teewul aussi sunu devoir la ñuy ñaax nit ñi. képp koo xam ni wax dëgg yàlla vacciné wul woon, bien que choix personnel la, nit ku nekk yow yaay seet ni nga ko gisee nga def ko, waaye li nga xam ni mën nañ koo seede rek mu di ñàkk vaccin boobu dafay jur ñàkk mën a am green pass. te tey gouvernement bi voté loi boo xam ni dafay obligatoire green pass pour nit ki nga mën a accéder ci yenn structures yi. dem na sax ba ci liggéeyukaay yi, ci fabrique yi particulièrement, ndax ñu ci ëpp ci ñun ci loolu la ñuy liggéey. boo amul green pass doo dugg, da ngay obligé def tampon boo xam ni ñaari fan lay durer, nga defaat ko te muy dikk la 15 euros. kooku boo ko xoolee ci weer bi, mooy ci weer bi di nga def fukki tampon ak juróom nga multiplier ko per 15 euros. kooku bu jógee ci sa poche ci weer wu ne dafay xaw a diis. ok, donc yaakaar naa ni vacciné wu moo gën a yomb. léegi sax amul prénotation, ku nekk da ngay jóg rek dem ci centre yi ñuy vacciné woo, nga mën fa vacciner première dose, ñu jox la rendez-vous pour deuxième dose, nga vacciner mën a am sa green pass. bu ko defee kenn du la mën a bloqué ci lenn. bu dee da ngay dem Sénégal, bu dee da ngay liggéey, bu dee da ngay dem ci commune yeeg yooyu yëpp dafay laaj les green pass. donc vraiment may ñaan nit ñi ñu farlu ci moytu dem ci bërët ñu lay bloqué ni doo dugg parce que amoo green pass. donc loolu aussi lu ñu war a moytu la. donc Covid bi mi ngi fi, jógewuñ fi. nañu farlu niñ daan moytoo nañu koy moytoo, nañuy jël suñu ay matuwaay comme niñ ko daan faral di waxee ci message bu nekk. donc moytu moo ñu war saa yu nekk. waaw, ma dellu rek encore ci di fàttali nit ñi ni association bi mi ngi fi. li mu mën ci jamono Covid yi mi ngi koy def, jógewu fi. ñu ngi fexe même bu ñu dajalewul askan wi ci ay waxtaan wala ay feet yu ñu doon def, notamment chaque année feetu xale yi wala yu ni mel, bu ñu ko defu rek parce que jamono ji ñuy dund moo ñu ko mayul. parce que aussi am salle pour organiser activité, daanaka salle commune yee kenn joxeetul salle. même prénotation yi niveau commune yeeg yooyu dañu ko arrêté parce que aussi dafa laaj ay normes yoo xam ni kiy joxe salle bi wóorul nit ñi occuper salle bi dinañ ko respecté.
mais nag teewul association bi mi ngi liggéey ci fànn yu bëri am na ci yoo xam ni dinaa ko faram-fàcce ci vidéo bi am na ci yoo xam ni balaa yàgg aussi nit ñi dinañ ci teg seen bët donc may fàttali nit ñi rek ni association bi mi ngi fi mi ngi liggéey fu mu war def loxoom mi ngi fay def loxo fépp fu mu war a dox teewal fa sénégalais yi mi ngi fay dem di fa teewal sénégalais yi parce que aussi loolu dafa am importance parce que association bi dafa am représentation boo xam ni daf koy représenter doomu Sénégal yi ci li nga xam ni mooy tuddee suñu ay partenaires ak ay collaborateurs muy mel ni commune bi région bi ay genre projet yu nekk yoo xam ni dañ ci war a teew di ci teewal sénégalais yi donc association bi mi ngi koy def kon association bi mi ngi fii képp koo xam ni wax dëgg yàlla amoo woon carte ci 2021 bi na nga fexe am sa carte ci 2021 bi parce que balaa yàgg dinañ commencer renouveler jëm ci 2022 bi parce que carte yi ñuy yor carte ñaari at la ok donc may ñaax ñëpp rek tàmbalee ko ci sama bopp pour ñu dellu ci association bi jàppale association bi parce que jàppale association bi mooy jàppale suñu bopp loolu association bi mi ngi fii mi ngi représenté sénégalais yi lu ne mi ngi koy jéem pour sénégalais am yokkute voilà leneen li may bëgg waxtaan ak yéen rek mooy ci jeexital yi nga xam ni Covid bi am na ko ci sunu biir askan parce que kenn umpalewul ni Covid bi andi na ay jafe-jafe wala yokk na ay jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi fi woon waaye tey la gën a tar fi ma bëgg a waxee rek mooy ci benn couche boo xam ni benn pàcc boo xam ni ci sunu askan muy góor wala muy jigéen waaye yàlla dogal ñu toll ci diggante 45 ans ba 55 ans lu tax mu nekk pàcc boo xam ni pàcc bu ñu war a bàyyi xel la parce que dafa nekk pàcc boo xam ni li ci ëpp bokk ci ñun ci at yooyu ay opéra générique lañu ñi ci ëpp du ma ne amuñu qualification waaye ñu ci ëpp opérateur générique lañu opéra générique lañu donc muy liggéey yoo xam ni liggéey yu xaw a diis lay doon am na ñoo xam ne sax bañ ko tàmbalee yàgg na te bu ñu eggee ci 45 ans ba 55 ans dañuy sonn kooku mooy coono bi nga xam ci sa yaram nga koy yëg kooku benn jafe-jafe la beneen jafe-jafe bi mooy ñi nga xam ni dañoo eggoon ci loolu te amuñu woon ay contrat yu baax maanaam lu mel ni ay contrat indéterminé ok am na ñoo xam ne sax dañuy nekkoon ci ay secteurs yoo xam ni secteurs yi dañu mujj crise bi dal seen kaw ñu mujjee tëj mais li ci ëpp mooy ñoo xam ni amuñu woon ay contrat indéterminé ñooñu ñu ci bëri tey ñàkk nañu seen liggéey wala boog li ñuy liggéey bëriwul donc mu jër leen ay tolof-tolof yoo xam ni ci wàllu koom-koom am nañu ay jafe-jafe te du rek loo xam ni dañu jóg rek wax ko nii mais loo xam ni lu ma xam la parce que maa ngi ciy wax maa ngi ciy dox maa ngi ciy intervenir donc xam naa ni ñu toll ci at yooyu am nañu ay jafe-jafe actuellement nii surtout ñoo xam ni mosuñu am contrat indéterminé wala ñoo xam ni dañuy liggéey ci ay coopérative ñu teg leen ay coono yoo xam ni liggéey coopérative ku ne xam na ko norme yi mu war respecté du ko respecté du la jox sa gëdd ay 12 ore par giorno yenn saa ay 13 heures dafa diis ci nit donc ñooñu moom la tubaab bi tuddee une couche fragile dañuy fragile maanaam dañu xaw a débolé parce que aussi sécurité bi nga xam ni war nañ ko am ci niveau contrat amuñu ko ok donc muy couche boo xam ni bëri na ci ñun te ñu war leen a jàppale askan bi je crois que ni toujours bu ñu jàpp woon nu ñu waroon a jàppoo organiser li gën li nga xam ni organiser woo nañ ko duma ni organiser nañu mais dafa des pour mën a jàppale ñooñu nga xam ne dañu nekk en difficulté ok gis naa solidarité ci ñoo xam ne dañu am jafe-jafe maa ngi koy gis ci kuréel yi nga xam ne ñoo fi nekk muy daara yi muy daayira yi ay kay kuréel ñu ngi jàppal nit ñi ci lu ñu mën ok mais dama xaw a seetlu ni ñun dañuy gën a farlu
bu fekkee ni nit dafa génn àdduna ci loolu ñu gën a farlu ok te yaakaar naa ne aussi ndimbal aussi ki nga xam ne dafay dund nekk ci ay jafe-jafe yelloo na ndimbal bien que aussi ki nga xam ne aussi dafa génn àdduna yelloo na ndimbal parce que aussi ñun ñëpp ñaan nañu yàlla ku fi am mbokk mu jóge fii ñaan nañu yàlla yóbbu ko ba Sénégal jébal ko ay mbokkam ñu koy mën a ñaanal loolu yëpp ci sunu aada la bokk mais aussi dama bëgg rek ñuy bàyyi xel ni nit ki nga xam ne mi ngi dund aussi am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci ay jafe-jafe te laaj askan wi mu jëm cee def jéego yokk li nga xam ne doon nañ ko def jëm ci ñoom buñ leen di fàtte parce que aussi nit ki deewul mi ngi dund waaye dund gi muy dund bëri na jafe-jafe métti boo xam ni askan war na ko mën a taxaw ci benn wàll bien que commune a ngi fii région baa ngi fii am na ay ndimbal mais des fois ndimbal gi du doy ok donc ñi nga xam ni ñoo toll ci at yooyu may wax muy diggante 45 ans ba 55 ans yenn saa yi sax ba lu ko ëpp tuuti ñu ngi bëgg a sonn ci dëkk bi ñu ngi fi bëgg a yàgg donc il faut que aussi ñu fexe trouver solution boo xam ni daf leen di taxaw di leen jàppale. beneen côté bi mooy ci sama njëlbeenu mandat bindoon naa benn kayit maanaam lu mel ni programme boo xam ni bu ñu yàlla dimbalee bëgg naa ñu ànd ak askan wi taxawal ko. Dernièrement nag am na ci côté boo xam ni maa ngi doon liggéey booboog léegi ba yàlla def na am na côté boo xam ni gis naa ci possibilité parce que waxoon naa ci sama début mandat nii ñun immigré yi dañu war a jóge ci ñoo xam ni dañuy yónnee xaalis Sénégal ngir seen njaboot gouvernement bi di lekk ci xaalis ba waaye ñun suñu bopp ñun immigré bi en question dara dikk luñ ci maanaam njëriñ biñ ci am rek mooy ñu ngi dundal suñu njaboot donc man ni dañu war a jóge ci phase boobu dem ci phase boo xam ne immigré bi nekkul ni rek dafay yónnee xaalis Sénégal pour njabootam immigré dafay jéem a investir au Sénégal mooy taxawal loo xam ni Sénégal yow boo demee ba toll ci diggante âge boobu ma doon wax sànq muy 45 ak 55 ans ba 60 ans liggéey jafe la fekk am nga ci Sénégal loo xam ni di nga ci mën a wéeru am nga Sénégal loo xam ni boo ñàkk fi sa liggéey dem Sénégal tëdd ou sa njaboot am na loo xam ni dina fay fekk te loolu fi ñu ko mënee rek mooy investir au Sénégal taxawal loo xam ni Sénégal daf ñu amal njëriñ loolu aussi dina tax Sénégal aussi sunuy doom sunuy rakk sunuy jarbaat xëy na bu ñu taxawee les activités boo xam ni même bu fekkee ni dafay créer 10 postes de travail 10 postes de labeur am na solo bu fekkee ni dañuy créer activités yoo xam ni fukki xale ak juróom dina leen tere ñu jël gaal gi di traverser gaal gi di ñëw fii Europe ñi des seen bakkan des ci géej gi loolu aussi lu am solo la loo xam ne immigré yi aussi am nañ ci part de responsabilité am nañ ci liggéey boo xam ne war nañ ko ci mën a liggéey donc waxoon naa ko ci sama njëlbeenu mandat ni immigré yi il faut que ñu jéem a boole suñu bopp jéem a investir au Sénégal investissement au Sénégal aussi waxoon naa ni lu loo xam ni nit ki day jóg rek dem Sénégal ni damay dugg ci secteur boo xam ni xawma ko gëstuwuma ko awma ci benn information donc loolu aussi lu ñu war a moytu la bon waxoon naa aussi ci sama waxtaan ni xëy na man Ibrahima Diop bu mu jógee man kese ak sama stuut dem Sénégal investir fa dafay jafe ci man parce que amaana la ma yor stuut mënta def li nga xam ne moom laa bëgg a def foofu aussi waxoon naa ni il faut que ñu nangoo booloo def ay groupe yoo xam ni qualité day am sunu biir ñu jiital ñi nga xam ni la ñuy def xam nañ ko ñu dajale sunu as tuut jéem a def dara Sénégal ci sens boobu am na projet boo xam ni boobu ak léegi maa ngi ciy dox maa ngi ciy def ay réunion ñu ngi koy bind projet boobu nag njëlbeen lay doon parce que sama xalaat ak xalaat ñi nga xam ni c'est des professeurs universitaires ay prof lañu ay borom xam-xam lañu ñiy nekk université Parma suñu xalaat mooy mu nekk njëlbeen boo xam ni dañ koy tàmbalee ci benn projet boo xam ni benn groupe bu 20 personnes 20 nit yoo xam dañuy boole investir ci benn secteur boo xam ne ñu ngi koy étudier secteur bu rentable la
bu ñu ko defee dinañu amal njëriñ ñu investir foofu bu ñu demee ba loolu taxaw commencé dox ñu dajale beneen groupe yóbbu leen ñu investir ci beneen projet bëgg ngeen déglu ma bu baax li may wax li ma bëgg sama objectif mooy ñun immigré yi ñu dajaloo ci ay groupe di investir au Sénégal parce que immigré yépp mënuñu boole investir ci benn secteur il faut que ñu diversifier secteur yi nga xam ni foofu la ñuy investir dafay am solo ok donc am na benn projet boo xam ni ñu ngi koy bind ñu ngi koy taxawal dafa laaj 20 sénégalais ñu dajaloo investir benn secteur boo xam ni étudier nañ ko secteur bu rentable la secteur la boo xam ni buñ ci investir en tant que immigré dina am loo xam ni dinañ ko ci mën a for buñ ci investir aussi dinañ mën a créer emploi pour ay jeunes yoo xam ni dañu nekk Sénégal ok détails yi aussi mënuma ci dugg léegi nii mais dinaa fexe ba 20 nit yoo xam ni intéressé na leen pour ñu toog waxtaan ci projet boobu ma expliquer leen ko ak ñi nga xam ne ñoom laa ko àndal di ko dox bu boobaa dañuy dajaloo ma woo leen réunion ñu toog ma expliquer leen projet bi ñu mën a seet ensemble nu ñuy def ba taxawal ko Sénégal daanaka mbind mi ñu koy mbind sotti na dajal nit ñi rek moo des mais comme ni ma ko waxee du benn projet kese dañuy tàmbalee ci benn bu ñu dee ba samp ko mu commencé doxal boppam ñu créer beneen projet sama objectif mooy ñu fexe ba fii à Parme et province lu mat juróom benn projet yoo xam ni ay sénégalais bëgg naa ñu bokk groupe def ko waaye wàññi boo gis nag benn lay tàmbalee bii mooy premier projet bi buñ ci demee ba mu dox ma dajalewaat yeneen 20 sénégalais ñu dem ci beneen projet bi nag képp koo xam ni intéressé na la bëgg nga cee bokk nga contacter ma ci sama email wala sama numéro téléphone sama email ngi nii mbodjfara@libero.it ñëw ci numéro téléphone bi muy 388 17 96 758 mooy sama numéro téléphone ci képp koo xam ni bokk ci projet bi intéressé na la 20 nit lay laaj ñu dajaloo ngir mën a taxawal projet bi projet bu am importance la projet la boo xam ni li nga xam ni moom la ñu fas yéene liggéey dafay dox Sénégal day dox fuy aussi en Europe donc projet la boo xam ni dafa yaatu voilà léegi ñi nga xam ne intéressé nañ bu ñu ma contacter ba ma demee ba nga xam ni am naa 20 nit yoo xam ni intéressé na woon dina leen woo réunion boo xam ni dama leen di expliquer projet bi nu mu tëddee ak lan la mais pour le moment mënuma ko faram-fàccee dama koy tënk foofu rek ba nga xam ni jot naa ñi nga xam ni intéressé nañu bu doon sama sago nag képp koo xam ni intéressé na la nanga ma contacter wala nga bind ma email balaa ñuy dugg ci fin novembre parce que normalement sunu calcul ak professeurs yi mooy normalement balaa nataale projet bi war na taxaw ak participants yi ñi nga xam ñoo ko bokk projet bi nag basé wul ci financement Union européenne wala basé wul ci financement région bi wala basé wul bokk ci financement commune bi projet yi ñun immigré yi ñoo koy financé ku nekk da ngay jël sa tuut def ko ci ñu taxawal ko muy dox amoon ñu njëriñ buñ ci gañe ñu gañe ci ñun voilà donc projet bi sunu projet la ñun ñoo ciy def sunu ay koppar mais secteur la boo xam ni secteur buy dox la donc ma yam foofu ci wàllu projet bi dugg ci beneen détail bi nga xam ni vraiment dafa am importance parce que ñun association dañu am problème mu siège amoon nañu problème mu siège gëj nañ koo am depuis via Tessi la yaakaar naa ni booboog léegi ñu ngi dox ñu ngi wax pour mën a am siège boo xam ni dañu fay recevoir sénégalais yi dañu fay def aussi volontariato li Abdou Ba di def fee ci via Bandini ñu mën ko di ko def foofu
kenn duñu déranger duñu déranger kenn. Donc am naa yaakaar ni am nañu siège boo xam ni balaa yàgg dinañ ko ibbi muy siège u CSCPP via Olivieri lay nekk Parma via Olivieri 2/A via Olivieri 2/A balaa yàgg incha allah yaakaar naan ci biir novembre bi wala méta novembre dinañ ko ibbi foofu nag ñun sénégalais yi dañu fay def volontariato maanaam liggéey bi nga xam ni moom lañ fay def du yam rek ci sénégalais yi day dem ba ci yeneen xeet yi aussi képp koo xam ni da nga soxla ndimbal jëm ci wàllu speed jëm ci wàllu ay demande yoo xam ni dafa jëm ci ay ndimbal yoo xam ni commune bi da koy def jëm ci wàllu compilation documentation boo xam ni dafa jëm ci ay carte de séjour wala permis de séjour yooyu yëpp incha allah nga xam ne ay problèmes yoo xam ne Sénégalais yi dañ koy am dañu ko fay def incha allah mais pour le moment samedi lay ibbi ak dimanche lu tax samedi ak dimanche parce que umpale wu leen ni ñun ñëpp dañuy liggéey boole kook di def boobu volontariato pour non seulement sénégalais yi mais aussi ak yeneen xeet yi donc nit koo xam ne aussi day liggéey di daw dépense ci këram lundi ba vendredi mu nekk ci fabrique du mën a aussi nekk ci loolu donc pour le moment fi ñuy commencé mooy samedi lay doon ak dimanche incha allah bu ñu ko organiser ba mu taxaw dinañ leen wax nan lay fonctionner day am calendrier boo xam ni nit ki day woote jël rendez-vous parce que ci ay rendez-vous la ñuy fas yéene liggéeyee pour éviter di am ay rassemblement ci biir Covid bi donc ma koy dellu di ko bamtu moo ñu jàpp ne association bi dina am siège am officiel ci via Olivieri 2/A ci Parme jafewul a xam am na aussi foofu am na parking boo xam ni ay oto koo xam ne am nga fa soxla boo ñëwee ni nga mën a parquet jaare voilà donc loolu yépp mu nekkee activité yoo xam ne association bi mi ngi koy dox donte wootewul ay réunion wala wootewul ay fête wala wootewul ay rassemblement askan wi ñu ngi liggéey amul bés boo xam ni sunu xel newul ci askan wi aw amul bés boo xam ne du ñu def loo xam ni dafay am askan wi njëriñ donc ñu jàppee ko noonu association boo xam nag mi ngi liggéey lu ni mel wala mi ngi taxawal ay projet wala mi ngi wutal sénégalais siège boo xam ne ñoo fay dem nekk fa du ñu déranger kenn boobu association dafa laaj jàppale parce que jàppale association bi moom mooy jàppal suñu bopp dërëm bu ci dugg rek ci askan bi lay dellu bu neexee yàlla incha allah ok donc may ñaan yàlla ñu dellu képp koo xam ne ama woon carte ci 2021 bi nga wut carte 2021 bi bala moo jeex te bu ñu eggee aussi ci njeextalu 2021 bi jëm ci 2022 aussi nga renouveler sa carte pour 2022 donc mbokk yi maa ngi bañ a guddal di jéggalu ci kàddu yi di leen ñaax sama bopp ci ñu jéem a booloo suñu bopp ñu jéem a suuxat kóolute suñu biir ngir mën a defal dara Sénégal lu ko mooy dinañ yàgg bitim réew am fi expérience mais dinañ mës a dem Sénégal fekk secteur yépp ay nit occupé ko mooy tubaab yi nga xam ne dañu jóge fi Europe di dem di investir au Sénégal chinois yi nga xam ne dañuy ñëw Sénégal di fa investir turc yi nga xam ne dañuy ñëw Sénégal di fa investir naar yi nga xam ne dañuy ñëw Sénégal di fa investir mais ñooñu duñu sénégalais ñun ñooy sénégalais yi donte dañoo nekk bitim réew donc aussi yaakaar naa ne war ñoo xaar ba ñooñu séddoo Sénégal ba mu jeex ñu ñëw Sénégal yan suñ loxo naanaa ba ñuy séddoo Sénégal kenn jox ma sama wàll nit ki nag loo xam ne yow da nga cee bokk même buñ la te wowul solo sa dàll dem jël ci li nga xam ni mooy sa wàll solo sa dàll dem wax ci li nga xam ni yow moom nga ca war a wax solo sa dàll dem dox ci li nga xam ni moom nga war a dox ba ëllëg si biir doo mere kenn ba ëllëg si biir ñu ni immigré Parme ak province ñoo def li Sénégal te am naa yaakaar ne bu ñu ko taxawalee lu ni mel képp kuy décider Sénégal wala ngay politique di nga xam ni immigré yi changé nañu di nga xam ne immigré yi aussi tey la ñuy gën a am poids amoon nañu poids économique waaye léegi aussi dañu bëgg a am poids politique donc maa ngi yem foofu di gàttal di leen nuyu
asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf